أسعد الإله وسعد الورى من سما واجان صالحين تدين لو كن يوم فجر Saajo la 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 sadal wara nelaw nelaw Cheikh Sadbu lanu Yàlla booleel muy faj sunu aajo Cheikh Sadbu lanu Yàlla booleel muy faj sunu aajo Kuna ci werakana dem naa ba ñëw tere ci uma ko ay dara ku ñëw mu faj sa aajo la 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 sadal wara nelaw nelaw boy denkaane ki la doy sëriñ daara ki la doy kila doy Serigne Daara kila doy aslamtu nasek ni mo doy Cheikh Sadbu ma ci doy ku ñëw mu faj sa aajo sadal la sadal wara nelaw nelaw mooy fekk ku doonul dara moo def la ngay dara mooy fekk ku doonul dara moo def la ngay dara ngay def ci dindi lu kenn mënul dara ay dara ku ñëw mu faj sa aajo sadal la sadal wara nelaw nelaw ñëw mu faj sa aajo bilaay ku weddi laa jël Maam Cheikh de Celaw yow mbaa nga laaj Maam Cheikh Paate Saar yow mbaa nga laaj Maam Cheikh Njuga Jaaño Cheikh Ahmadu Lo Maam Cheikh Jefay Juuf Cheikh Ahmadu Njaay Maam Cheikh Alduma Ba laay duma ko fàtte Cheikh Ibnul Arabi laay duma ko fàtte Cheikh Ibnul Arabi Cheikh Madior Fall Maam Cheikh Yirim Dumba Cheikh Sadbu Diop Maam Cheikh Yirim Dumba ila jàmbaar man dina
karam Cheikh naga salihina DTV, la magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yoon tam bu tedd bi ñu ngi amaat mbégte dellusiwaat ak yéen amaat mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen émission Leewtoo ci DTV mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax ñu ngi nuyu mbokk yi jàkkaarloog seen télévision DTV ci seen émission Leewtoo ci 21h bu jot ñu dellusiwaat jàkkaarloog yéen ngir bégal leen et ngir àndandoog yéen indil leen lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu làmb gëjoon ngeen ñoo dégg nag waaye nekkoon ci beneen liggéey tombeek màggal ak Touba ak yeneen boobu ba léegi ñu nekkoon ci boobu liggéey ak bëgg leen a indi leneen loo xam ni di ngeen ci am mbégte bëgg leen a indi leneen loo xamante ni di ngeen ci kontaan waaye mbokk yi fi ñuy njëkkee rek mooy ana daal di jaale bu Mohamed Kunta xalifatul général bu Ndiassane ñu ngi koy jaale muy nit koo xamante ni fonkoon diine fonkoon ñu lool mais nag ñu ciy jaalee de la part de Alaaji Bekaay Mbay nga xamante ni foofu la féete ci taxawaayam ci diine ci ni mu bëggee woon kër yi nekk benn nga xamante ni Njaasaan moo ëmb lu bari ndaxte booy seet képp koo xamante ni nekk nga fi kilifa diine jël nga fa soxna bari na ay kilifa diine yoo xam ne daanañ yebal seen taaw ku mel ni Mouhamadou Moustapha taaw Serigne Touba ku mel ni sëñ Abdou Ahad Mbacké bari na boo koy lim extra ñoo ñëpp dem nañ fa jël fa kon nag tey ki ñàkk Sénégal gépp ko àndandoo ñàkk ko et kooku mu doon kenn muy bu Mohamed Kunta waaye ñu ciy jaal nag porte-parole lu Ndiassane moom it muy suñu xarit Ahmed Mohamed Khalifa moom it ñu koy jaale muy porte-parole lu Ndiassane ñu bokkoon benn rajo di FM Sénégal fa la nekk kon tey tiis bi ki Sénégal gépp la dal ci kaw Sénégal gépp ñu di koy jaale ñëpp télé bi it ngeen gis liggéey bu réy bi ci DTV def boobu ba léegi mu àndandoog yéen dara ump leen ci mbokk yi loolu ñu ngi leen koy nuyoo soxna Zeynab tamit boobu ba léegi amuñ jotu toog pour jaale ko waaye ñu koy jaalewaat Sénégal moom it saa su nekk du jóg suñu xol saa su nekk ñu ngi wéy di ko ñaanal ndax looloo fi des tey nag ñu amaat mbégte dalalaat kan le président des amateurs muy kan du janjek ko def liggéey bu rëy ci wàllu làmb yaakaar naa ni bi mu ñëwee am na fu mu fekkoon góor gi Ibra Diop yore ko waaye bi mu ñëwee am na fu mu ko yóbbu loolu mooy wane ni olof li muy wax naan ku yokkul yaa wàññi waaye moom bi mu ñëwee am na fu mu jàppalee xale yi am na fu mu jàppalee amateurs yi loolu lépp def na ko ci wàllu liggéey waaye tey ñu war a waxtaane ay pàcc CNG ak mbëri saa su nekk mu am xat-xat loolu war nañ ko waxtaanee tey ak mbokk yi ñuy seetaan war nañu waxtaanee arène nationale bi naka lañ ko war a yore
loolu lépp war nañ ko waxtaane ak li ñuy xaar ci combat soxna Roqe ñu ngi kontaan ci yow ci sport boobu nga xamante ni saa su nekk yaa koy jàllale di ko def ci émission Leewtoo ñu ngi am ci yow mbégte ak képp koo xamante ni yaa ngi seetaan télé bi nee naa leen DTV la ànd bi du jeex dañuy continuer El Hadji du Diagne ñu ngi laa ziar di la nuyu ci télévision DTV. Buur maa ngi lay nuyu gannaaw ba ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi nuyu waa DTV di nuyu Jupiter sama xarit di nuyu ñoom Sidi Diagne di nuyu képp koo xam ne tey yaa ngi liggéeyee ci kër gi. di leen ñaanal yàlla yokk sutura gi. defal leen jàmm. yokk xewal gi ba nga xam ne tey DTV fu mu bëgg àgg mu àgg fa. léegi yaa ngi wax góor gu baax muy Cheikh Bou Kounta. Mouhamed Kounta. ñu ngi koy jaale El Hadj Bekaay Mbaye nga xam ne sëriñam la bokk ci kër ga. ñu ngi koy jaale El Hadj Bachir Kounta. ñu ngi koy jaale Naas Kounta. di ko jaale Jeynaba Kounta. ñu waa Medina nga xam ne ñoom fa lañ dëkk. ñoom sëriñ Bekaay ki ñu tuddee Bekaay. sëriñ Bekaay Kounta moo leen jur. ñuy jaale tamit Lamine Fall. ak foofu koñ ba yëpp daal ñu ngi leen di jaal sëriñ bi di ko jaal xalifa bi muy Cheikh Bekaay Kounta di ko ñaanal moom it yenn oyof yàlla dëgëral ko fi mu bëgg a àggalee xaadir yaa suñu borom àggal ko fa fu mu bëgg a àggalee képp koo xam ne njaboot gi la suñu borom àggal ko fa ak taalibe yi di ko jaale waa Gambie waa Mali ñëpp rek di ko jaale monde bi yëpp di ko jaale Afrique gépp di jaale tamit soxna Bali Mbacke. soxna Bali Muntaxa. soxna Bali di ko jaale mu soxna May. di ko jaale Serigne Muntaxa Mbacke. di ko jaale sëñ Bas. di ko jaale aussi sëñ Mafous Mbacke. di ko jaale képp koo xam ne nii taalibe nga ak Serigne bi yàlla na ko ñoom ñëpp yàlla na yàlla xare àjjana. moom it ci liggéey bu rafet soxna Bali. di jaale sëñ Mbacke Laay. ak sëñ Mor Laay nga xam ne soxna yi. sëñ Ablaye Thiaw Laay moom it génn àdduna mbër moom tam ñu ngi koy jaale waa axlu laayaan gépp di ko jaale sëñ Matar Laay di ko jaale imam bi di ko jaale ñëpp di ñaan yàlla ñun ñëpp daal yàlla na yàlla xare àjjana yàlla wàccee fi yiw yàlla guttal fan yi wéral tër yi ñuy amateuru làmb yëpp di nuyu képp koo xam ne yaa ngi bokk si làmb ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàttuwaay di nuyu tam ñi si hôpital yi nga xam ne bëgg dañuy jàpp télé di la seetaan ñi si prison yi aussi di jàpp télé di la seetaan ñoo ñëpp tey ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla ñiy feebar yàlla suñu borom wëral leen ñi nga xam ne nekk nañ foo xam ne neexu leen suñu borom yëkkati leen delloo leen seen i mbokk. ci barke Seydina Muhammad. jërëjëf foofu rek laay profité di nuyu waa Touba soxna di nuyu tamit waa Kër Sëñ Abdou Sakkoor di jiital sëñ Fallou xalifa bi nga xamante ni moo ñu accueillir daloo ñu def ak moom ay émission foofu di ko nuyu waaye di nuyu tam sëñ Bada. sëñ Bada nga xam ne moom këram la ñuy wàcc di nuyu tamit soxna ndeyam yi di nuyu jëwriñ Pape Lamine Diop ca Tëngéej bàyyiwuñ kenn nga xamante ni moom lañ fal président jëwriñ mi foofu ci département de Tëngéej yëpp ñu ngi koy nuyu bàyyiwuñ kenn mais Doudou rapidement dañuy duggaat ci waxtaan wi CNG ak mbër yi mu nekk waxtaan wu jeex heure bu ñu nee jeex na mu jolliwaat na CNG dem mbër yi di wéyal di continuer di wax loolu en tant que le président des amateurs. waaw buur maa ngi lay gërëm si loolu di gërëm tamit ministre des sports di ko nuyuwaat di nuyu président de la république si lu ñu defal arène nationale bi ak li nga xam ne làmb état mu ngi koy jàppale di si gërëm ministre des sports di gërëm président de la république si arène nationale bi nga xam ne fa tabaarkalla defal nañ ko ndaxte Senghor bëggoon na ko Abdou Diouf bëggoon ko Abdoulaye Wade bëggoon na ko moom la suñu borom dogal mu def ko. ñu ne ministre Matar Ba teg na première pierre jël na caabi yooyu sant yàlla la kon nag ñu koy gërëm di ko sant. mbër yi aussi ñu ngi leen di nuyu mbër yi nga xam ne ak Khadim Gadiaga ñi nga xam ne tey ñu ngi ne dafa am cause yu ñuy défendre am nañ si droit boo xoolee buur yow defe naa ne def nañ ay émissions yu bari. boobu liy xewul. ñuy wax si dagg yi metti na ñuy wax si règlement di wax si ubbeeku bu ñu war a ànd ñu ñëpp liggéey làmb kon defe naa ne man li ma si wax moom. ñëpp xam nañ ko. boobu fii benn mbër kenn daaw ma jàppale kenn daawul wax mais ku si nekk musuma si xas kenn parce que ku si nekk aussi sa position
yaa ko moom ku nekk nañ la bàyyi ak démocratie. mbër yi li ñuy défendre bul am nañ si droit ñiy défendre CNG am nañ si droit ñiy défendre làmb am nañ si droit ku si nekk nañ la may sa liberté. ñu bàyyi la bañ a critiquer bañ a xeex bañ a xuloo ku si nekk am nga droit défendre ki la neex. tey am na ñu ne na fi Alioune Sarr jóge am na ñu ne na fi CNG jóge am na ñu ne na fi Alioune Sarr toog am na ñu ne na fi CNG toog donc ku nekk nañ la bàyyi rek li nga xalaat nga def ko mbër yi am nañ droit. xëy na wax li leen metti si mais baatu na fi jóge en tant que président des ban xalaat nga kenn non na fi jóge moom àndoo ci man mosuma wax xam nga man yàgg naa critiquer CNG mosuma leen wax nañ fi jóge mais dama leen di critiquer ni metti na waaw lii metti na moom ku nekk sañ na ko parce que critique moom ku nekk sañ na ko waaye diw na fi jóge dafa am ku yàlla suñu borom may mu yor ko moom la ko président Macky Sall dénk muy Matar Ba Matar lan moo ciy róoram liy xew li xew li muy róolam def na ko mooy jël na ñaari fan woo gaa yëpp nee na ndékki leen añ leen ñu waxtaan lu defar làmb loolu def na ko ñu waxtaan lépp waxtaan si arène nationale bi war a am waxtaan si comportement mbër waxtaan si règlement waxtaan si lépp muy ay atelier yu ñu defoon ñeent la benn ñaar ñett ba muy ñeent ku nekk saal bu la neex nga dem wax fa bu ñu paree am nañ kilifa goo xam ne moom lañ fa teg mu jël ñi nga xam ne cadre yi nga xam ne nekkoon nañ ministre des sports jaar nañu sport xam luy sport woo leen dénk leen loolu kuñ joxul parole doo wax ku wax it ku ñaan parole ñu may la ñëpp waxtaan ku nekk wax sa xalaat ñii ne nañu CNG na dem fédération ñëw yow boo ci wax man mosuma nangu fédération ñëw bëggoo ko waaw fédération ñaata mbër lañ fi amee ay bon dem si yàlla Armand Ndiaye moo ko mujj a yor mais nag temps boobu bokkul de ban lan mooy temps bi parce que léegi promoteurs yi privé lañ temps boobu CNG xëy na moo daan tëgg ak jamono ji ak léegi bokkul dafa nag fédération bu amee non néew mën a am de mais dañ ciy discuter fédération bu amee ligue yi dañuy monter ay ligue région yëpp région yi bu ñu leen joxee bu ñu leen monter ba pare kan mooy di financer ñu doxal ñetti làmb yi am lutte avec frappe simple lutte simple lutte olympique da ngay am ay tapis pour jàng olympique lutte traditionnelle bi da nga koy organiser ka fa nekk yor ligue bi il faut mu am doole bu ñu ko jox mu mun a organiser budget la budget boobu tey muy jëm ci 300 millions wala 400 millions kan moo koy joxe état la ko jox luy solution bi solution bi mooy CNG bi fi ne ñu bàyyi fi CNG ministre bi nag moo xam ni mu ko fiy bàyyee ak nan lay def ba bàyyi ko fi ñun CNG daal dëgg yàlla moo gën si nit te ba pare mbër yi bu boobaa président écrit yi ñoo yor lépp am na loo xam ne dañ koy dagg dugal ko si écrit ba mbër yi dootuñu amati xaalis bi ñu waroon am comme nii rek jël sa xaalis rek dem si yoon doo jox dara écrit ba xale bi entraîné ba sonn doo ko dimbali dara amatul wala nga jënd benn xar rek ne ko kaa ñu lekk mu lekk ngeen félicité dem seen yoon dootul amati de waaw parce que déggoon naa ñu ni ministère bi bëgg na maanaam mbër yi li muy fayeeku écrit bi di gis boppam waaw bu boobaa loolu dootul amati mais loolu sax waxtaan même bu dul seen loolu dootul amati parce que jël say 100 et quelques millions parce que écrit yi aussi yow yaa ngi ni da ngay def léegi assemblée générale monte du jaañ ministre la ñu wàccee ko nga wàccee ma waaw bu ministre bu demee ñu dàq la équipe bi tas ñu jël benn waaye muy commerçant daan dimbali écrit bi yoratul xaalis ñu wàcce ko ñu wàccee ko monte keneen am na écrit yoo xam ñaata président la ñu am te at balaa at bi jeex loolu fu ñu jëm kon daal CNG ñu toog mais li ñuy teg ñu teggi ko su ma la déggee mais léegi nii ministre des sports wax na ko si benn télé wax na ko ci benn rajo télé léegi télé waaw avant may ñëw fii nee na bu dee sorti délibéré def nañ ko ñetti yoon tax ñu xool bu dee ñeenti yoon ñu xool parce que nee nañ benn bi dafay metti nan la ñuy def bëgg loolu yëpp ay waxtaan la parce que moom xam na ne lañ tënk fële yëpp moom gis na ko parce que xool na ko parce que lañ fa tënk yëpp dañ koy jox ministre des sports ak cadre am yi
ñoom ñu xool lan la si moom moo yor kàddu mu mujj bi. jëlee fi nit nag man du mu si ànd ak kenn. man mosuma ko wax te duma ko wax. am na ñu naan mbëri dañoo bëgg a yor CNG bi est-ce que loolu mën na ne. mais boo waxee bu ñu waxee dëgg rek ñu ngi wax naan sport boo dem football kan moo ko yor est-ce que da doon footballeur la woon. Augustin da doon football. ku nekk li nga jàng. Augustin est-ce que da doon football. non non. ah déedéet. basket ki ko yor da doon basket. déedéet. yow tey ngay mbër ñu jox la CNG looy atte sa bopp ngay atte. dina luus de. ah mbër dina atte boppam. mais d'accord nga ci li ñuy wax ni metti na ñu teggil leen ko. non loolu xam nga buur. il faut nit ñi nangunte dara man ba may wax lii metti na benn mbër waxul. waaw vraiment yow de yàgg nga cee. waaw jóg pour kon nag nit ku nekk da nga koy bàyyi ak soo am. lii mbir mi ñoom tey nangu nañ ne lii metti na. ñenn ñi bàyyi nañ bëre ba ñuy bëre xam nañ ne metti na waxuñu si. tey bàyyi nañ lépp di si wax mais nañ ko ànd ak njëkk ak teraanga xool solution bu ñu mën a am mu yokk làmb. arène nationale beeg làmb. mu nekk loo xamante ni yegsi na. boobu ba léegi tamit ñu war a seet naka lañ ko yoree te saison bi léegi mu tijji ci yan loxo lañ ko war a teg ak ñan ñoo ko war a yore ak lan la war a boole diggante seen zeeg mbëri muy arène bi. arène bi li ma la wax léegi am na atelier boo xam ne arène bi la woon. waaw. ku nekk wax. mais tënk guñu. waaw tënk bi nag ministre bi. waaw muy tënk waaw moo yor mujj bi. ku si nekk wax nañu arène bi lañ fa war a arène bi am na ay poubelle. war nañu xool boo duggee arène bi boo lekkee jël sa kii dem yóbbu ko si poubelle ba. arène bi am na ay caméra surveillance ba si wër la arène bi. lu waay def dañ la fay fekk ne la cappat yóbbu. boo demee si toilette yi def fa loo xam ne waroo ko fa def dañ la cappat yóbbu. boo toogee dem si miir def fa loo xam ne waroo fa def dañ la cappat yóbbu. liñ fa soxla mooy yar ak teggin. bañ a tilimal boo buggee tuur ndox am na douche nga fa ne gañ boo paree nga bës sas bi mu dem nga dem sa yoon toog sa toogaay boo ko bëggee def si mbedd mi wala si stade ba si arène bi wala foo ko bëgg a def dañ la fa fekk parce que am na ay caméra pour loolu. jàmm lañ fay ut ñëw dugg si jàmm ñibbi si jàmm leneen nag loo fa def caméra yaa nga fa dañ la xool. lan la mën a yokkoo làmb bu ne arène nationale. xam nga arène nationale li mu mën yokk làmb ba bari na. parce que dañ daan dem di waliyaan. léegi am nañ suñu yëfu bopp. dañ daan dem léeg-léeg regroupement mun nga dem hôtel wala fenn fay lu cher pour équipe nationale am na fa ay salle pour regroupement. xale département Pikine mën nañ fa jël ay nit. ñuy raxas di fomp wala di def leneen wala administration bi secrétaire ak wala leneen ngay liggéey di fayeku di yóbbu sa kër. xam nga loolu am na solo. bisu bu baax la. bisu bu baax la. am na xale yu bëggoon fu ñuy entraîner. amuñu ko. mën nañ fa entraîner. mën nañ fa entraîner. ay saal nga fa. te nag ay saal taekwondo lu nekk nga fa. loo xam ne nii nit ki mën na ñëw entraîner pour département Pikine. donc loolu yëpp bari na fa arène bi nag ñun ñoo ko moomal suñu bopp géew bi bari na suuf promoteur bi du indi suuf ba nga fa. promoteur bi lan frais ya mu naan def fee jënd ay bâche ak lu nekk di ko def dootu ko defati donc arène bi gay nag buur wax dëgg yàlla baax na suñu. jërëjëf président yaakaar naa ni kàddu yi leer na des na ba léegi ñu war a xuusaat ci diggi waxtaan wi waaye dañuy àndandoo rek dem seetaan Gris Bordeaux ci bi mu ci njëkk yëkkati kàddoom tàllal nañ tamit suñu micro waa mbedd mi mais dañuy àndandoo dem seeti moom it Gris Bordeaux yëkkati ci ay kàddu yoo xamante ni waxoon na ko ci boobu la coow li déclenché boobu ba léegi ñu yaakaar fay na ba léegi coow loolu jugaat ñu àndandoo seetaan élément boobu te dellusiwaat. am nañoo kenn dañuy toog di yàq sa wax toog di la déglu attentivement ngay wax. ñuy enregistré bu ñu génnee sans wax ja diw de moo fa nekkoon di lii loolu am na suñu biir mais nag ñooñu taxu ñoo jóg. waaw
loolu taxuñu jóg ñun dañuy xam rek bàcc ñun li ñuy xeex nii barki Cheikhou Tidiane dañ ko gëm te billaay wallaay bu fi kenn newul woon tey barki Seydina Serge yaakaar naa leen sànni ay xeer ñi nga xam ne dañu nekk samay kilifa parce que leader yu écurie la du ma mbër mu ndaw leader yu écurie la parce que am na fi ñoo xam ne ay leader la am na ñoo xam ne duñu ay leader sama ay leader yi nga xam ne samay kilifa na moom mbir mi kat soo ko bëggee xeex yow rek da ngay bari ay noon te dëgg lañu wax xeex bi ça ne concerné wul benn nit. jërë ngeen jëf mbokk yi yaakaar naa ne gis ngeen loolu muy den toxoon ci diggante Gris Bordeaux mais est-ce que mbër yi am nañ ci confirmation bu leer ni CNG dina dem ak du dem ak fan lañ war a féete ñoom parce que nag ñooy acteur principal yi bu dul ñoom làmb doom dégg dafa nànk làmb ñett ko yor. promoteur amateur lutteur. benn mun cee dem bàyyi moroom ak ñi organiser làmb. mais benn mun cee dem bàyyi moroom. mu ne ak ñi organiser làmb. CNG. parce que ñoom ñooy organiser làmb. làmb ñëpp xam nañ ne danga laa ñëw làmb taxaw xaar mbër mi 6h30 mu ñëw ne bëréew ma. làmb tas amateur ñàkk. mais làmb ba mun mbër est-ce que dama na am. dégg lu ma la wax la. dama laaj question la. buur mbër yi kay bu amul. mbër amateur sax bu amul ku tëgg dootoo tëggaat. waaw dégg ma lay wax maintenant ñetti mbir a fi nekk. wax naa la ko léegi. amateur. mbër CNG. ñeent ak CNG bi organisé la. mbër mi. ak télévision yi. mbër mi waaw defal naa mbër mi dañ ko tëgg dañ koy fay amateur a tax ñu fay ko. bu amateur amul woon promoteur du ko fay xaalisam. nay leer benn mbër mayewul combat. mbër boo fayul xaalis du bëri. promoteurs yi kenn mayu leen combat seen xaalis lañ yor di tëgg làmb. amateur bi dimanche bu jot day bëgg seetaan làmb. dagg biyam dem seetaan làmb. léegi yokk nañ. man sax dama naan moom mooy amateur bi mooy première. parce que bu doon amul boo tëggee benn yoon gisoo nit dootoo tëgg. bàyyi na ñu dem fi tëgg gisuñu nit. donc kon tey lépp làmb la. ñoom nag ñiy bëre laa wax de sañ nañu défendre seen intérêt. am nañ si droit. mais nag kenn du ne tey lii mooy am. wala lii du am. loolu amul fenn. même syndicalistes yi nga gis ñi jàngale. dañuy xeex ay benn am ko xeexaat ñaar am ko xeex ñett am ko xeex ñeent. ba am li nga bëgg. loolu leer na du Diagne Diecko les présidents des amateurs moom it wax dëgg yàlla di jàmbaar waaye suñu beneen invité bi moom it yegg si na sànq muy Abdoulaye Dembélé waaye dama bëgg ñu àndandoo dem seetiwaatam waa mbedd mi parce que ci lañ bokk ñun dañuy toog di waxee suñu xalaat te ñoom it des fois ñu bëgg wax te duñu am fu ñu waxee. mën nañu àndandoo dem seeti tamit ñi nga xamante ni mooy am na ñu ci dëkkoon suñu micro laaj leen ci ñu yëkkati ci ay kàddu jëmale ko ci bu nekkee élément boobu yem na rek ñu àndandoo dem seetaan ko te dellusiwaat. en tant que sénégalais mënuloo mucc ci làmb. foo ci dul demit sa rakk mën na ci dem wala sa mbokk par force. parce que dafa bokk ci ñun. kon faaw ñuy wax ci suñuy xalaat. ndax dafa bokk ci ñun ba pare nekk suñ culture ñu mën koo wone fu nekk te ñun. kon am nañ ci xalaat bi mooy. CNG dañ fi nekk pour teg làmb ji ci yoon mbër yi aussi liñ leen teg ñu ni dañ fa métti ci ñoom kon waxtaan moo war a mën a am ndax nu bokk ay teeñ ñooy laxasoo ay got mais li mu mënul comprendre kay mooy yow mi nga xamante ni dafa am lu ñu la teg yow mbër mi lañ la teg bu fekkee ni yoon moo la ko teg moom wax dëgg yàlla su boobaa kenn du ci mën dara mais li la CNG teg nag te yoon tegu la ko man jàpp naa ni affaire bi foofu voilà xam nga tey bu ñëwee mbër mi dañ ko dagg 500000 nga xool la ñu xaatim 500000 nekk ci ku def li mu def loolu soo dalee ci kaw CNG tamit dafay doy waar. li mën a am kay mooy xanaa ñoom ak CNG ñu toogaat waxtaan wàññi daan yi parce que loolu lu war a mën a nekk la xam nga mbir moo xamante ni dafa am ci luñ ko xaatim biñ koy xaatim ñu woo ay nit ñu d'accord ci loolu. ñu jox la benn feuille boo xamante ni bi tey yow mi ñu ko jox yow soit nga nekk koo xamante ni bi ménager nga da nga war a dem toog ak sa waa écrit nga leen ñun kat këyit bi ñu jox mu tënk suñu diggante ak làmb ji lii la
lamb ji dafa bañ lii lamb ji lii la bëgg lii soo ko defee dinañ la dagg nangam nga xamal ko fans yi xamal ko mbër yi ah bu ko defee bu ngeen ñëwee ba stade ba lépp loo xamante ne bii su ngeen ko defee ñu dagg leen fekkoon na ngeen xam ko ngeen moytu ko. CNG moom dafay war a jóge ñu indi ñeneen ñu xool ba xam mbëri tamit seen biir dañu war a toog waxtaan xool kenn wala ñu xool moom ku mel ni Tyson ñu jiital ko ñu fal ko mu nekk xama non li du am far am parce que ñoom ñëpp benn la parce que lamb la rek lamb ji moom benn la te ñoom kese la amul leneen Tyson bon jàng na xama te mi ngi conseillé booy lu baax buñ mënoon am ku Tyson jël ko jiitu ko mu jiite CNG dinaa gis changement dina am mais Alioune Sarr moom noo mbër la mais Tyson gëm naa ni bu nga ko jiitee du am far te dina leen gérer normal ba kenn ku ne di nga ci gis moom sa bopp mbëri Alioune Sarr nag moom xam nga moom comme que lii coow bu bëree non dafa war a parce que boobu ba léegi gaa ngi coow na fi jóge mais na nga ko pousse ñu xool keneen affaire noonu la dëkk noonu la koy doxal quoi mais bu coow bëree chaque jour Alioune Sarr moom moo war a am sax ngorom bàyyi budget bi moom duñu wax 32 000 mais du 32 000 parce que loolu aide la boo rombee si buntu arène bi da nga koy gis ñu bind ko si aide de la Chine parce que 8 milliards la du 32 milliards. te gisuma njëriñam tamit parce que fi nga ko def benn baaxul armée li boo indi si néew di denc làmb xam nga sabari tëgg yi day riir dérangement day am xanaa te tamit il faut ñu def fa sécurité bu doy. gérer moom pak maa dégg ñu naan amul fooy touché mbër mi biir versaire lay defee loolu lépp xam nga ñuy kaas te tamit man lu ma gis moom biir versaire yi baax na mbër mi nekk si biir na xam ne mun gëm naa ne xeex du am si ñaari camps yi versaire ngeen nag def la ngay def boo génnee nga dugg si géej gi at bi si ngeen bëre. jërëjëf askan wi loolu la ñu wax du dégg nga élément bi tey jii kenn ku nekk waxee nga sa xalaat parce que làmb noonu la dañ koy partagé kenn ku nekk wax sa xalaat mais li mu wax loo ci jàngat. waaw ñoom ñu ngi leen di rafetlu parce que nit doomu aadama noonu la dégg nga kenn ki nee na nañ waxtaan. kenn ki wax na. nañ fi jóge xalaatam la wax am na si droit démocratie lañ ne. démocratie waaye ki nga xam ne moo war a jëlee fii wala teg fii. mooy ministre des sports Matar Ba. loolu rek man laa si xam. ñoom nag ku nekk am nga droit wax sa xalaat démocratie daal lañ ne. démocratie ku nekk am nga droit ne diw na fi toog kii nag am na droit ne diw na dem. loolu daal ñun làmb daal lañ bëgg muy am chaque jour ñuy seetaan làmb. mais nag bu problème amee làmb du mën a am. waaw mais problème bi ay waxtaan la waxtaan nañ ko. loolu la bu ma jégal nañu ay waxtaan. mbër yi ñëw nañ fa waxtaan ñi bëgg Alioune Sarr dem wala ñi bëgg CNG dem ña nga fa woon di waxtaan bokk nañ si waxtaan joxe nañ seen xalaat. léegi nag xalaat yooyu yëpp dajale nañ ko jox nañ ko ministre des sports il faut ku nekk nangu lu ministre bi wax. ñu xam ñëpp ànd si. xam ne lii moo war a am looloo yoon parce que moom lañ dénk. parce que yow dem nga si waxtaan ya. fekk ñoom bëgguñu waxtaan kon duñ dem. ñëpp dem nañ nag. te waxtaan mooy wàllu dem nañu wax nañu ku nekk wax na bind nañu léegi jox nañ ko ministre des sports bu jëlee ay décision na si ñëpp ànd. loolay wax bu jëlee décision na ci ñëpp ànd Ablaye Dembélé nekk journal taskatu xibaar ci journal suñu làmb di fa liggéey bu am solo moom it. yegg na Ablaye Dembélé ñu ngi lay nuyu. waaw di leen fay di jégalu téléspectateur DTV. yaa ngi doon boucler. waaw ñu doon boucler xam nga boucler journal doo mënoo maîtriser temps parce que temps yëpp 20 heures la ñu doon boucler mais te malheureusement dafa dem ba déborder dem 21 heures et quelques. c'est parce que information da ngay bëgg a jóg information de dernière minute daanu nar ko traité yooyu noonu mu ngi jégalu bu baax. téléspectateur di rafetlu teewaayu président. nga xam ne vraiment sama waay la ku baax la su ma gisul sax daf may woo naan dag ma bàyyi temps yi xam nga ku am sama cofeel la man tamit mais nag yow ñëpp am ci yow cofeel macha allah. waaw parce que yow noonu nga mel. ndeysaan sama waay nga bu lu bëri lu ñu bokk waaw yàlla na continuer moom mii yàlla am na lu ñu boole. waaw Dembélé suma xarit la. waaw parce que mbërki démb rek boo ma la wooyee da nga ne ma maag Dembélé nekk. ñoo nekk. donc loolu lu la. sama xarit la. nit ku baax la te yàlla daf ñoo boole. waaw loolu nag wax la boo xam kenn mënu ko wax ci télé. déet xam nga àdduna. waaw gis nga ay ndaw. waaw boo leen bokkee bëgg-bëgg. ñeena bokk jamono. da ngeen di xaritoo ànd. dëgg la. ndaw warul xuloo warul xeex. gis nga tey suñu làmb ji ñun ñoo bokk bëgg-bëgg. waruñu xeex waruñu xuloo. il faut nag ku si nekk nangu ñu lay critiquer. mooy yoon surtout man mii damay nangu ñu may critiquer keneen na nangu ñu koy critiquer. mooy yoon parce que nit matul. yàlla te li nga yor du yow kese ko moom pour ñëpp la. CNG bu deful yoon nañ nangu ñu critiquer ko.
ñi yor mbër yi bu ñu nekk si yoon nañ nanguñu critiquer leen. ñi yor télé yi. ñi yor télé yi nañ nanguñu critiquer leen. ñi yor journaliste journal yi nañ nanguñu critiquer leen. Manga nuyu sama xarit bu deful lu yoon nañ ko critiquer. Pa Abdou Fall noonu ñëpp noonu il faut ñuy critiquer. mu mën a dox parce que bu ñu àndulee ñun ñëpp dañoo bëgg lu baax. di ànd il faut ñu nangu ñuy critiquer. waaye nag critiquer bi aussi dañu ko teg si yoon. njëkk ak teraanga parce que nit ki mën nga ko critiquer te du mer. effectivement parce que duggoo si vie privée am. waxoo ko lu bon. waxoo ko dara li ngeen liggéey rek nga ko war a critiquer il faut ñëpp nangu ko. c'est ça. jërëjëf Ablaye Dembélé muy coow loo xamante ni yaakaar naa ni yàgg naa judd muy diggante mbëri ak CNG at mu jot ñu gis coow loolu sulleeku. mu mel ni coow loo xamante ni xelu ndéem la day gëm waaye du fay. xalaat bi lan la en tant que taskatu xibaar ci di bind ci làmb. je pense que c'est normal parce que làmb moo teg ay jéego yi am solo ñëpp gis na ni c'est le sport bi nga xam ne tey jii ni bu ñu koy organiser Demba Diop dañ koy feesal sport la bi nga xam ne dafa dem ba tubaab bi bëgg ko nangu suñuy loxo parce que am na lu ñu ci gis. ay intérêt ñu ngi commencé jël suñu mbër di leen orienter si yeneen discipline parce que xam na ni mbër yi liggéey na liy tax ñu am engouement autour d'eux donc loolu bu amee ci benn milieu ku koy jiite jaadu na mu am chicotte di dóor sa doom nag boo koy dóor je pense que doo ko tere mu yuuxu mais bàyyi ko mu yuuxu mais correction noonu la mais lu gën a indi problème dans la lutte mooy ko ñiy jiite dañoo jàpp ni kenn warul leen critiquer kenn warul taxaw fi joxe sa position non 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 ñoom dañ ci war a rafet dañ ci war a kontaan. ngay jiite dara mbër taxaw naan na li nga def ni d'accord ma journaliste taxaw li nga def ni d'accord ma. loolu dogguma la mooy avancé la dëgg kilifa gu mag ca Côte d'Ivoire. Magalu Basam. mu ni ma ñi lay ŋàññi ŋàññi ñu la ngir bañ la mais dañ lay ŋàññi ngir sa doxalin jub. waaw te kilifa la gu mag a mag. mag a mag mag gu mag a mag sëriñ. mun na ñi lay ŋàññi duñu dara dañ lay ŋàññi ngir nga doxal sa jub sa doxalin mën a jub. waaw continuer jàngat bi ma ci def mooy ko muy Alioune Sarr muy président Doudou Diagne muy Manga 2 amateurs yi ñëpp managers yi par exemple Babou ñoom ñëpp vraiment développement lamb moo la ñuy te ñoom ñëpp loolu mooy seen combat que lamb ji évoluer ñu si nekk ñu tëdd si donc loolu jaadu na tey ñuy kaas suñuy droit pour que mu am changement yooyu nag même buy am dagg day continuer mais nañ xool nañ koy wàññee loolu la gars yi wax je pense que loolu amu ci benn problème tant que CNG baa ngi fii waxuñu leen dara xamal ni ñoom seen bopp war nañu def seen introspection bopp lan moo tax gars yi nga ñëwuñu est-ce que lu ñuy def dañoo ragal pour wax seeni position wala lan ça c'est partout même le président de la République chaque jour que Dieu fait mu ngi recevoir ay critiques da nga koy encaisser xool nag nga siy jàngat après nga continuer njaboot leen parce que vraiment ñoom ñëpp seeni njaboot lañu waaw mais baatu na dem. est-ce que ànd nga ci. ànduma ci benn fànn mooy que gis naa ni Alioune Sarr ku bëgg làmb yàgg ci làmb. bu ñu fi nekkee développement làmb moom. te am na fu mu jëlee làmb waaye am na fu mu ko yóbbu. waaw pour man am na lu ñu koy critiquer na nangu critique yooyu mu xool nan la koy améliorer mais gis naa ni tamit ku baax la bëgg na làmb luy problème moom. mooy que du nangu bëgguñu accepter les critiques. boo leen critiquer rek ñu jàpp ni ennemi nga wala nit. bu dee mbër dëgg na wala dañ la yónnee donc côté boobu vraiment bëgg naa ñu bàyyi si xel bu baax ñuy wax yëpp. te boo xoolee mais sa téléphone bi xam naa ni ma bàyyi la nga fay ko gars yi moom bu la gisee en direct. Doudou dégg nga sa waay fi mu toll woon. waaw li mu wax nii. mooy li ma la wax sànq rek. il faut ñëpp nangu ñu critiquer. loolu mooy yoon waaye. critique bi na ànd ak yar ak teggin. comme noonu la ko waxee sànq. parce que ñun làmb dañ ko bëgg ñu sañoon làmb coow lii du am te coow lii jaru ko ñu wax dëgg jaru ko coow li jaru ko man bi CNG ne Boy Kayré day jënd licence ak Balla Bèye dama ñëpp dégg nañ ma. dama mooy bi ñuy zibilé. waaw dama ne lii yanul maanaam. ku nekk ci làmb bay génn. mbër yi dañuy bëri bu ñuy génn dañ leen war a jàppale subventionné leen sax ñu def jubilé. ñu accompagner leen parce que xale yii ñëw. am mbégte daan ne ñii de suñu papa yi wala suñu mag ñi. bi ñuy dem dañ leen feetal. kon lii de geste bu rafet la. kon ñun war nañ góorgóorlu
ba lii ëllëg ñu am ko. dañuy dem ñu feetal ñu feetal ñu exemple la bu rafet. parce que tey kër gi nga nekk ni tey boo retraité dañ lay feetal. gërëm la sant la ñaanal la. kon nag tey boo demee di bëri. ñoom maasu ñaanal ma. waaw ba am 45 ans. war nañ la defal teraanga joo xam ne nii vraiment nga def loolu dama ko wax fu ne loolu c'est pas normal. jërëjëf même fekkee mbër yi. am na lu ñuy wax CNG mu metti leen mais nañ leen jox seen cër. jërëjëf parce que cër moom. ak ku ne nit ki joxeel cër. yow yaa ngi nii maire bi ba ñuy am secours ñëpp xam ne xaaye gi àndu la ko man. danaan ma critiquer guddeeg bëccëg. mais ba mu ñëwee dama leen nañ ko jox moom ñett ñu ma àndal. ñu ne ma président yow kii lu mu lay yàq ma ne amul lu mu lay yàq amateuru làmb la. am na cëram jox leen ko. ñu jox ko 40 000 laa lañ ñoon joxe ñu jox ko. waaye ba mu demeetee beneen at ba ne formé na ral ñëw taxaw ma ne ko yow na yaa ne bokkutoo suñu comme que bokkutoo suñu jaru nga fiy jël. mais c'est vrai. xam nga nit buur xam nga nit. boo bokkutul si ay nit nga ne man de bokkutuma si yéen. kon lu ñuy joxe waroo fa taxaw. mais bi nga xam ne bokk nga si ñun. di ma critiquer di ma attaquer fépp mais da nga bokk dañ lay jox sa wàll. mais boo ne bokkutuma du yoon ngay tey mbër yi ay mbër lañu si làmb lañ ne ba tey ji ay mbër lañu retraité lañu dañ leen war a jàppale. parce que Balla Beye li mu def si làmb rëy na. Boy Kaïré li mu def si làmb rëy na. nang leen kii rek loolu du dara. donc lu yooyu nag moo indi yenn wax yi mais jaru ko na ñëpp tegu si yoon rek man daal li ma lay wax. mooy leen làmb ji dañ ko bëgg. mooy suñu sport national. te bëgguñu mu yàqu. kon lu ko ñàkk. kon nag li ministre des sports def. mooy woote waxtaan di jël ay décision bu ko jëlee nag si ñëpp ànd mooy yoon ñu xool ni ñuy defaree. loolu nekk gis sa cër. jërëjëf Doudou jërëjëf Ablaye Dembélé am na foo nekkoon mais boobu sa téléphone gars yi xam naa may ñu la jàmm. gis nañ la ci télé bi am na foo nekkoon dellu fa nga continuer. waaye mooy critique yi parce que gis naa ni Alioune Sarr bëgg na làmb te bëgg na def réaliser li nga am na lu mu ci def am na lu mu ci def mais boo xoolee depuis quelques années évolué wul si lu baax à part dagg yi parce que man dama lu ñu remarqué mooy que sanction yi CNG jël yëpp c'est dans le sens de gagner de l'argent parce que sanction financière yi xaalis la dagg xaalis toutes les sanctions yi nga xam ne CNG jël na ko la finalité mooy nan lay fexe ba gagné ci xaalis loolu bu ñu ko gisee si yow dañuy jàpp ni kii alal nii ni ñoo la. te boo waxee ñu ni mbër xaalisam rek nga mën a jël xaalis rek non. y a des doom sa da nga koy yar te doo dagg ci moom xaalisam te y a plusieurs façons d'éduquer les gens am na ñi nga xam ne peut-être seen xaalis la wala yooyu mais lu ma bëgg a wax mooy que na CNG xam ni moom mooy kilifa làmb bu gars yi waxee na leen woo waxtaan ak ñoom yéen lan mooy seen problème mu xool nan la koy saafaral parce que comme l'on dit un problème posé à moitié résolu bu ñuy wax seeni doléance di dem ci média di dem fu nekk di def réunion boobu la Alioune Sarr war a convoquer les lutteurs waru fi nekk di naan Khadim Gadiaga amuloo licence tu n'es pas truc tant que moom mooy représentant des lutteurs il est légitime nañ ko comprendre comme étant la personne morale de benn structure bu bokk ci làmb foofu la ñu daanoo bu ñu nangu woon toog ak ñoom waxtaan amaanaa duñu egg si fu ñu egg nii mais gis naa ni tey humiliation la ay quelques nit nga xam ne ay 3-4 personnes mën nañ jàpp ni moom ñoo gën a virulent dans l'arène ñoom ñoo poussé à ce que l'État yëngu ba organiser les assises nationales de la lutte loolu mënoon nañ ko éviter te gëmoon naa ni CNG amoon na solution pour régler situation boobu mais tant mieux parce que toog nañu waxtaan nañu gëm nañ ni mënuñu dem ci fédération que les gens doivent continuer avec le CNG nañu continuer ci loolu mais nag CNG élargi la na Alioune Sarr nangu ñu élargir CNG buñ ko élargir mu xool la meilleure manière pour mën a collaborer ak ñi fa nekk parce que man d'accord ma ñu bàyyi CNG di travailler dans le bénévolat boo naree dem les réunions tous les lundis ñu ne la amul essence yaa koy fayal sa bopp loolu ñoom bu ñu defee solution proposée à l'État mun na leen jox li nga xam ne moom mooy doon li nga xam ne pour seen essence ak yenn frais yi
donc nañu yaatal bu ñu yaatalee ces détails là nañ ko régler nañ ko poser sur la table du ministre gëm naa ni état am na moyen bi na ko CNG jox la volonté politique mu jox leen li nga xam ne moom la ñu mën a fonctionner dans toute structure am na lu ñuy naan budget de fonds de roulement budget de fonctionnement soxla nañ ko parce que boo xoolee nee nañ ñu bëri dañoo yaakaaroon ni CNG am na xaalis buñ ci duggee duñ gis dara après dañuy décourager et pourquoi vouloir montrer que CNG amul xaalis alors que CNG amasse des milliards chaque mois des millions autant pour moi chaque année nañu jël un budget dans ça ñu jox ñuy liggéey CNG ñi bénéficier wu ci parce que amul liggéey bi nga xam ne da nga koy def sans pour autant bénévole bi léegi mu yàgg loolu mun a donc li ma comprendre mooy que ils vont vouloir accepter ñu dugal ñeneen mais bu ñu leen dugalee ci biir dañ leen di won ne fii amul dara pour que ñooñu mën a décourager d'accord ma ci nañu teg un CNG élargi nañu laaj à l'État sénégalais ñu jox leen les moyens qu'il faut pour ñu mën a mener seen mission à terme loolu moom vraiment beneen affaire mooy que les lutteurs nañ xam ni saison bi dafa war a démarrer dafa gàtt élection yi waaw élection yi ñëwoon na saison bi weeru koor bi ak CAN Coupe d'Afrique des Nations nañu comprendre que nii boo gisee ñi ànd ak ñoom parce que combat noble lañu nekk di mais bu ñu poussé bataille bi ba mu egg benn niveau population de la lutte mooy retourner contre ñoom boobaa lépp lu ñu liggéey depuis booba tey dinañ ko ñàkk kon bu ñu nangoo ñi perte combat bi nga xam ne gagné nañ ko ba pare bu fekkente ne ministre jël na décision nañu xool nan lañ koy gérer dans la discipline mais pas continuer waat le combat man personnellement d'accord naa xeex bi te su ma nekkoon mbër du ma lakkatu damay nekk seen ginnaaw sa ànd ak ñoom parce que gis naa ni effectivement dafa laaj changement lépp li nga xam ne teg nañ ko sur la table c'est parce que c'est des revendications yi nga xam ne c'est très objectif donc CNG na tëddee njaaxanaay mu xam ne ñii ñëpp si njaboot bi lañ bokk toogaat ak ñoom waxtaan Alioune Sarr lu mënul régler ci moom la parce que am na yar gi am na volonté bi intellectuel de grande renommée la donc bëgg naa ñu impliquer tout le monde ñu mettre ñu appliquer li nga xam ne moom la ñuy décider ci conclusion yi lors des assises nationales de la lutte nga xam ne dañuy naan concertation mais tamit nañu xam ni ministre bi tamit am na prérogative mais prérogative bi ñu ko may du def leneen lu dul ma appliquer conclusion yi parce que ministre yi mënoon na jël décision bëggul jël décision bu subaa bu dara xewee ñu naan ministre sangam moom moo jëloon décision ba lamb nekk dans cette dérive là moo waral mu woote woo ay experts ay acteurs de la lutte mën na leen discuter leen li nga xam ne moom moo war a nekk la solution buñ ci waxtaanee càmbar nañ ko jox nañ ko moom par la force dina sukkandiku ci loolu pour appliquer donc bu ñuy xaar Alioune ministre bi def leneen lu dul lu conclusion li ñuy waxtaan donc moom du ko def su ko naroon def dina ko def sans pour autant que mu woote pour ñu waxtaan si loolu moom vraiment arène nationale bi ban njëriñ la mën a indi làmb ak fan lañ ci war a toll ak ñan ñoo ko war a gérer parce que làmb léegi mu bi bu ñuy def assise nationale bi bokkoon naa ci atelier bu doon waxtaan ci mode d'utilisation de l'arène nationale xam nga lan moo tax ma dem parce que xam naa ni arène nationale dañuy jàpp ni am nañ ko il faut que ñu xam nuñ koy utiliser utilisation boobu nag il faut que na ci ñëpp jàpp que tout le monde s'y met pour que arène bi nañ ko préserver parce que 32 milliards lañ ci def lors des assises dëgg naa ngi ne pour son fonctionnement entretien bi par année près de 20 millions 100 millions je pense ma juumul dama gëm ni ñu ne promoteurs yi ak acteurs yi dañuy bokk ci lu ñuy fayee ci ñuy entretenir arène nationale mais loolu bu ñu ci naree xool promoteurs yi cahier des charges bi day métti seen kaw lu may proposer mooy que le ministre des sports mu collaborer avec le ministre du budget ñu xool ban fonds la ñuy dégager pour l'entretien de l'arène nationale. mais l'arène mënu ko génne. l'arène mënu ko génne parce que suñ ko naree génne promoteur yi ñoo siy sonn seen frais yi mooy gën a métti. bu boobaa arène nationale bu ñu doon laaj. du am njëriñ du am njëriñ. côté boobu vraiment et puis aussi nañu discipliner conscientiser tous les acteurs de la lutte xamal leen ne lii ñu ñoo ko moom parce que déjà dàq nañ leen stadium Iba Mar Diop.
parce que ñooñu dañu doon yàkkam tamit ñu am seen arène bi pour que ñoom ñu utiliser seen stadium bi à leur guise. donc ñoom def nañ ci tapis bu bees frais nañ ci lu mat 9 millions bëggatuñu làmb organisé fa ministre bi nee na ñëpp dem arène nationale kon buñ ko entretenirul dina am situation. mais am na lu mën a yokk làmb lan la. lu mën a yokk làmb mooy que lépp li nga xam ne promoteur dañ ko doon def si ay frais secondaires am na foofu. maanaam amul ay barrières ngay luwee ay suuf ay yooyu noonu. jërëjëf Ablaye Dembélé suñu làmb li nga doon xaar def nga ko Doudou tey jii su ma la laajoon en tant que président des amateurs ban vision nga am ci làmb loo may wax. waaw ñun vision bi si am rek mooy làmb am na jéego yu am solo yu am. léegi dégg nga Dembélé wax ko am na yeneen bëri xeetu bëri yu am bitim réew. ñu ngi jël mbër yi pour yóbbu leen foofu. maa ngi nuyu nag sama xarit Rocky Balboa xam nga loolu mu ngi ñuy seetaan waaw comme Rocky xam nga loolu tey. Dembélé mu ngi leen xam nga loolu tey. loolu lu am solo la. Rocky moomu bi mu fi bëggee bëree Bombardier ñu bañ man dama taxaw ne tegu ñu ko si yoon dafa war a bëree Bombardier. te yàlla def na mujj nañoo bëri. kon amatul sens. indi na fi wax bu bëri. te loolu jaru ko. moo tax tout chaque jour rek il faut ñi yor làmb ñuy demee xel da nga gis ñoo xam ne parce que tey am na ñoo xam ne nag lépp problème bu CNG dugg ñoo leen si dugal parce que dañuy dem di wax loo xam ne am na ñoo xam ne non am na nit ñi am na ñoo xam ne dañuy dem wax moytul du jaañ dalaa bañ moytul Dembélé gis ngeen diw li mu def da moytul diw li mu def yooyu lañu war a bàyyi fekk du bañeel mais dañoo am lu ñu séq wala ñu xool mbër ma neexu leen ñu dem ne gis ngeen mbër mi lu muy def bañ leen buñ leen nangu nangam Sambata Ndiaye mbër mi daal moom day bëri rek jël xaalisam yóbbu tu si mayee du si saraxe contre la yooyu dem dañ ko war a bàyyi président CNG dafa war a déglu ñëpp bàyyi ñi nga xam ne dañ koy wax diw dalaa bañ diw bëggu la bul woo diw bul defal moom diw nangam la mu wax fay tey fële nangam yooyu lañu war a bàyyi il faut nit ki nga ub say nopp wala ku la ne buur wax na la lii nga jël sa téléphone xaaral ma woo buur. waaw kooku da ngay dégg man de waxuma. wala Dembélé wax na la lii xaaral ma woo Dembélé. loolu mooy yoon parce que nit ñi dañuy jaxase ay nit. xam nga tey Bombardier ba mu waree bëre Rocky Balboa yàqal nañ ko coow lu bëri suñu mbër la nangam lan mooy suñu mbër Bombardier day bëri. war na mën a dem uti wërsëgam fenn. su dee bëgg naa bëri ak moom. Rocky Balboa am na licence. am na écrit Colobane. où est le problème lii texte yi laaj am na ko. parce que nit ki tey boo nekkoon utal lii moom moo tax nga war a def lii mais bu ko amee da nga ko war a def. frais d'organisation bu promoteur yi am ñu ni diis na. waaw loolu yëpp. loolu lépp defal na question gis nga fu mu doon nii. Dembélé wax na dëgg saal ba ñu nekkoon ñu ñëpp nga fa woon. loolu yëpp ay waxtaan la. làmb dafa metti fere làmb ñëpp xam nañ dafa metti ak a metti. yaa ngi dégg. soo àndee ak promoteur rek nga koy xam. donc loolu yëpp ay waxtaan la ak ministre des sports moom moo yor kàddu gi ministre des sports kenn du ne jàppalewul làmb heure bu xëyee mën nañ ne léegi sport boo dem. ñu ne yow ministre des sports yéen la àndal yéen làmb rek lay wax moom làmb rek lay jàppale Matar Ba ñu koy mu ngi jàppale làmb bu wax na gars yi dem waxtaan ak moom promoteur waxtaan ak CNG ñu xool lépp loo xam ne war na mën a yomb arranger promoteur arranger mbër arranger amateur arranger ñëpp ñu dem seetaan làmb man daal loolu laa ko gisee te am naa yaakaar ne incha allah lépp dina baax pour làmb dox. Dembélé boo mën loo ci yokk. ku baax la président Doudou Diagne ku bëgg làmb dama bëgg ñi koy déglu si ak xel parce que buy critiquer lu mu sentir ni moom mooy defar lay critiquer moom lay wax donc boo xoolee nit ku baax la parce que mun na critiquer te du la mere donc kooku mooy nit positif da lay wax dëggam da lay wax dëggam mbaa li mu sentir loolu mbaa li mu sentir man loolu laa gëm man tey jii su fekkente ni man journaliste la CNG permettrul ñu leen di critiquer man dinaa leen tàllal micro ñu critiquer ko ñu dégg ko parce que loolu dafa baax ci réew booy def dara
jaadu na mu am kuy jóg mu naan li nga def ni d'accord naa ci lii li nga def ni d'accord ma ci mais comme on le dit il faut que mu doon ay critiques objectives. parce que ñoom point yi fi jëlee yëpp nit ñi dañ ci ànd ak ñoom bu njëkk ba daana bële du fayeeku loolu président Alioune Sarr dindi na ko fi nit ñaa koy wax ba léegi ak leneen mais nag am na yoo xam bu ñu ko gisee yoon la nit ñi wax seen xalaat. et puis li ma si bëgg a yokk mooy que CNG dafa xarañ boo xoolee sanction financière yi 25% la woon ñu indi ko à 15%. Gris Bordeaux dagg nañ ko contre Eumeu Sène. ñaata lañ ko dagg. 25% la woon 5 millions lañ ko daggoon environ. bu muy bëre ak Balla Gaye ñaata lañ ko dagg ñu dagg 15% yi. mu dem encore à 5 millions environ. donc ce n'est pas parce que dañoo wax nga wàññi ngay trouver yeneen tournure pour mën a maintenir le même montant. dama bëgg bu fekkente ni Gris dagg nañ ko contre Eumeu Sène 5 millions bu ñu wàññee pourcentage bi. na sanction bi wàcc à 2 millions wala 1 million bu fekkente ni ça tourne autour d'un même montant ça veut dire que y a quelque chose nga xam ne ñi mënuñu ko comprendre. parce que waxuñu nga wàññi pourcentage bi bu paree nag muy gën a métti ci kaw mbër. donc nañu xool lan la ñuy defee mbër mu ñu discipliner ko ci ay sanctions mais aussi ñu bañ a jël li nga xam ne ay millions yu bëri la. parce que jël nañu ci Lac de Guiers de environ 7 millions. 7 millions 7 millions 7 millions tabax na kër bu baax rez-de-chaussée. Ah bien sûr. est-ce que jaadu na tey yow nga ne da nga ñëw pour développer une discipline moom mooy discipline bi dem ba ñi koy pratiquer ñi siy gis seen bopp. bu fekkente ni kooku lu mu liggéey pendant 1 an mu préparé benn combat mu yaakaar ni su ma paree ci combat bi lii laa ci war a gagner par surprise nga dagg ci moom 7 millions. est-ce que loolu bokk na ci développer une discipline. donc war nañ xoolaat li nga xam ne dañ koy appliquer dans les sanctions financières. ñu nag nous sommes là du ñu nangu tamit li nga xam ne ñun ñëpp dañ ko bëgg ñu teg li nga xam ne du ànduñu ci. tant que ànduñu ci dinañ ko dénoncer te dinañ jox la parole à toute personne nga xam ne tu es positif li ngay xeex c'est pas parce que da nga contre Alioune Sarr li ngay xeex mooy développer lamb ji ñu ciy nekk ni ciy gagner. beneen situation bi ma bëgg a rappeler. mais que damay gis ay mbër ñu dem CNG pour jël seen reliquat bu ñu demee jël seen reliquat seen manager dañ leen di wax ni dagg nañ la mais ameel nga CNG xaalis sa prochain combat. loolu amul fenn bépp mbër bi nga xam ne. li fi nekk ci xaalisam nee na ko sa parce que CNG buy dagg pourcentage lay dagg. c'est soit 15% du reliquat les dagg sax. 15% ça veut dire que jëluñu sa xaalis sa reliquat bi yëpp. bépp mbër bi nga xam ne jël nañu ci sa xaalis li nga xam ne lépp la ñu jël ci sa reliquat demal CNG nga réclamer ko xamal ni manager yi jël nañu ci sa alal te yaa ko liggéey. am na droit dem directement CNG. il faut que loolu tamit ñu signaler ko. donc bu ñuy critiquer Alioune Sarr nañu critiquer yeneen acteurs yi nga xam ne ñi ngi def li nga xam ne jaaduwul. ah kon des fois yooyu dina am ci biir. mais loolu bëri nañ John Kara nee na bi mu demee CNG pour récupérer son reliquat loolu lañ ko wax ñu ne ko fu mu toll ni CNG dagg nañ la looloo tax booy bi révolté bokk ci xeex mbër mi CNG war na xool côté yooyu na ñu trouver ci ay solution de telle sorte que mbër mi bu ñu joxee à son manager li nga xam ne moom mooy reliquat am ñu jox papier bi tamit mbër bi mu yóbbu ko papam wala nijaayam mu xool mu càmbar. c'est pas parce que manager yëpp la ñuy accuser parce que am na ay manager très intègre. parce que bu mun naa ci sant Max Mbargane. moom moo commencé di woo sunu lam di joxe reliquat mbër parce que dafa bëgg lépp leer. donc soo gisee mu def ko xëy na am na lu mu sentir te mënu ko dénoncer. ñun tamit on est là pour la lutte. lépp li nga xam ne dañ koy critiquer Alioune Sarr bu ko manager defee dañ koy critiquer bu ko journaliste defee dañ koy critiquer donc loolu mooy développer lamb am na lu bëri lii xaw vraiment jaaduwul il faut que ñi xoolaat seeni comportement parce que la lutte est malade de ces acteurs yi ci nekk ñoom ñoo am feebar bi il faut que ñu càmbar ko ñun ñëpp ñu xool nañu ci trouver seen solution. c'est pas que le CNG. kàddu yi rafet na mais tey ji rapidement ndax xam naa ne li ñu dese woon ci ay waxtu mu ngi noonu di xëccu di jëm ci jeex mais question bi mooy léegi làmb ji ba ubbi mais boobu léegi déggaguñ les grandes affiches mu taxaw te làmb gi dafa gàtt ren. c'est parce que lu waral loolu.
y a trop de spéculation dans ci lamb maanaam mbër yi seen cachet dafa egg benn niveau te promoteurs yi amuñu sponsor yi nga xam ne moo leen di accompagner donc promoteurs yi am liquidité financière pour mën a am ay astuces am ay sponsor ñoom ñoo bëreetul ci lamb ji donc tant que mbëri ñu ngi laaj yenn cachet yi promoteurs yi ils seront incapables ñu organiser seen combat boo xoolee Ama Baldé Gris Bordeaux Boy Niang Lac de Guiers avant saison bi tëj avant la fermeture de la saison la promoteur yi commencé démarcher combat mais ba léegi mbëri ñi ngi laajte ay cachet yi nga xam ne vraiment mu ngi ci yenn niveau yi maa ngi conscientiser mbëri ñu comprendre que ni promoteurs yi dañu nekk ci difficulté Pape Thialis mu ñëwoon daaw bi mu ñëwee investir ay millions ren on n'aura pas un Pape Thialis ci lamb ji daaw moo taxoon lu mu investir ci lamb ji gis na ni génnewu ko donc nañuy jàppale promoteurs yi ñuy ñëw di lamb ci lamb ji di ñëw pour investir pour jàppale leen mooy ñu wàññi suñu cachet ñu xool nan lañu leen accompagner parce que promoteur day organiser di perte mbër di organiser di am te promoteur bu la yorulee xaalis fu nekk ngee toog wax jërëjëf Ablaye Dembélé looy tàggatoo di leen remercier merci di leen encourager tamit ci li nga nekk di def DTV di féliciter président Doudou Diagne parce que déggu la yàgg naa ko suivre man mii ni daf may critiquer chaque jour que Dieu fait te dama koy encaisser donc loolu laa bëgg acteur lamb yépp nangu ko nañu nangu ñu ñuy critiquer ba pare ñu nangu di wax li nga xam ne moom mooy objectif moom mooy lu ñu gëm loolu li nga xam ne moom mooy développer loolu lamb ji parce que ñun ñëpp lamb ji moo ñu ñor dañoo bëgg le développement de l'art il faut pas que ñu may ñi nga xam ne ñu ngi ci biti ñu am lu ñuy wax ci kaw lamb donc di féliciter Alioune Sarr di ko wax na muñ parce que am na lu mu bëgg ci lamb ji am na lu mu namm ci lamb ji di féliciter tamit la bande à Khadim Gadiaga parce que bu fekkente ne dem nañ ba waxtaan ci lamb ñoom ñoo ko waral donc li ñu def noonu man je les encourage mais di leen wax ni bu ñu continuer xeex bi jusqu'à